ko ndoxu teen bi ngir rek mën a wàññi li nga xam ne moo di seeni facture ndox. parce que robinet bi ndox yi dafa cher dañuy jaay ndox mi léegi nag boo rootee ci robinet bi lépp du mën a neet foog nga ñëw root ci teen bi pour mu dimbali la daal. waaw pour yaxam na daal sakkan na tuuti. ndox doon loo xam ne mënta ñàkk ci dundu doomu aadama ba tey mu am gox yoo xam ne ndox yombu leen wala sax mu doon lu cher ci ñoom ba tax na ñu jëfandikoo teen yi ngir rek mën a wàññi seeni facture. mi ngi noonu Ami Diouf jaajëf moo woon ci benn gox ci Médina ma tàmbalee sama laaj bu njëkkam ñi mën a wooye la société civile bi nga xam tey ñoo fi nekkal maintenant wax askan wi di SYCODEV monsieur Kanouté lii nga njëkk a gis ne reportage ay teen ci biir capitalu Sénégal fi ni waxtaane ndox nga xam tey capitalu Sénégal mooy capitalu ndox ci àdduna bi tey loolu lu mu lay def ba nga gis reportage bi. jërëjëf Mbacke man foog naa ne lii dañ koo tere biir Ndakaaru donc ma gis ko nii doon na loo xam ni ba mu koy njëkk a xool dama ni waa lii fan la. nga foog ne ko Dakar. foog naa ne du woon Ndakaaru mais li muy tekki mooy dafa am ay statistiques yoo xam ne dafay joxe ba ni daanaka fukki nit yoo jël. ci zone urbaine yi Ndakaaru juróom-ñeent yi ak lu tegu am nañu accès à une eau potable buñ ko waxee da ngay yaakaar ni dañ comme yow ak man da ngay ñëw rek tourner ubbi sa robinet daal di am ndox mais apparemment am na ba léegi ay ruq ay poche yoo xam ni ba léegi ñu ngi ci teen wala boobu ñu ngi ci pompe manuelle yi waay baxi na fi. waaw ah nga xam ni boog li ñu dese ci liggéey ba léegi mi ngi fi donte avancé nañu ba Afrique Sénégal daal di ci am place boo xam ni taxawaay boo xam ni foo wax ñu daal di ne dëkk la boo réew la boo xam ni atteindre na 98% de taux de couverture dans les zones urbaines mais dafa am ay poche. mais lu indi lu tax poche yi des ba léegi lu toll ni capital bi waxuma la sax bu dee xëy na Cilmaxa wala Ñaaxeen mën nañoo am teen mais tey capitalu Sénégal Dakar ci biir xolu Médina. nga gis fa teen lu waral poche yooyu di am ba tey. billaahi man ci sama bopp jaaxal na ma nag Mbàkke. billaahi man ci sama bopp jaaxal na ma. parce que li am ba am mooy buñ ne dañuy wut nu ñu fexee nit ñi mën a am ndox. damay gëm ni fu mel ni Médina nga xam ne historiquement. boo génnee plateau rek. Médina moo ci tegu. plateau lan la woon plateau mooy fi nga xam ne colon yi fa lañ dëkkoon. colon yi fañ dëkk toujours dañuy am la ville africaine. fi nga xam ne moo sës. ci fi tubaab yi dëkkoon. ñu daal di koy la ville africaine muy la Médina donc. da ngay am yaakaar daal di ne fii nga xam ne moo jege plateau lii waru fi am waaw bu fekkee am na foofu nag defe naa ne waa service de l'hydraulique war nañoo jóg ñoom it nag daal di xool lii lu ko indi. lu ko indi. lii lu tax mu am fi ba léegi. loolu kon day wane ba tey. parce que liggéey bi des na. liggéey bi des na. parce que gis nañu fi temps boo xam ni Sénégal dañu amoon ay borne fontaine. waaye ba léegi mi ngi am. ñu dem ba borne fontaine yooyu ñu daal di koy privatiser. nga xam ne da ngay ñëw da ca fay. ci njëlbeen ba da nga doon ñëw rek daal di duy dem yóbbu sa kër. ñu dem ba di ko fay. loolu yëpp dafay tax sa xel du mën a jàpp ni au cœur de Dakar la capitale du Sénégal. ba léegi am na ay teeñ yu fi ne yoo xam ni ñu ci bëri. fa la ñuy dem pour am ndox gu ñu naan ndox. jaajëf Amadou Kanouté fàttali ko yow directeur exécutif bu SYCODEV SYCODEV mooy tekki Institut panafricain pour la citoyenneté les consommateurs et le développement. alors kon débat bi taxaw na ci pàcc ku njëkk gi monsieur Barry yow itam ngay scientifique gëstukat nga lu mu lay def même question mooy ñëwaat bi nga gisee teen ci biir xolu capitalu Sénégal Ndakaaru. waaw. image bi li nga wane moom
mën naa wax ni mu bettee monsieur Kanouté noonu la ma bettee. moo yaakaaruma woon ni ba léegi Médina war na mën nga dugg ci kër fekk fa teen. Bon ni ko ndaw si expliqué ne teen bu yàgg la foofu. xëy na loolu moo tax teen bi nekk fa ba léegi parce que defe naa ci reportage bi on parle à peu près d'une centaine d'années ou quelque chose comme ça. Donc teen bi yàgg na fa yàggaay boo xam ni bon moo xëy na loolu moo tax mu nekk fa ba léegi. Que mu am ndox ba léegi peut-être c'est que teen yi bareetuñu. Donc du ñu siphonné parce que soo amee ay teen yu jagoo dañuy siphonné wu. Comme ñaari forage yu jago rek. da nga am effet siphon quoi benn bi day siphonné beneen bi. Donc lii moom lu doy waar la ci man ci sama gis-gis daal lu doy waar la moo awma explication pour ça. parce que bett na la jaaxal na la. waaw lu dul dafa war a yàggaay boo xam ni. ni ko ndaw si waxee. am na téeméeri at. loolu moom mënuma cee teg dara. mais scientifiquement. comme que ci mbirum yooyu ngay dox xeltu ak xalaat ak gëstu ci wàllum hydraulique ak mbirum assainissement. est-ce que tey bu fekkonte ne ndox mi am nañ ci accessibilité maanaam am nañ ci accès. ndox mi yomb na ci askan wi ndax xam kon na dëkk yi soppeekoo ci tabaxiin ci dëkkiin est-ce que kon teen du fa jógee bu fekkonte ni kon ndox mi yegg na fi ba xel dal na ci ndax bu ñu wax accessibilité xëy na ñu ngi wax ci qualité ndox mi ñu ngi wax ci même prix bi. ndax nekku ni yooyu yëpp bu fekkante ni yëwén na wala am na fu mu toll ci Sénégal teen dana fa nekk ba léegi ci li exemple la ci dëkk yu bari ñu ngi yor seen ay teen. waaw am teen si kër c'est pas tellement le problème loolu pour man sax loolu du problème am teen si kër parce que am na su dee ab dëkkuwaay sa kër. yaatu na yaatuwaay boo xam ni teen bi sore na. fi sa fosse septique nekk su dee fosse septique nga nekk. kooku amul problème. Parce que li ñuy ragal et puis nga def sa fosse septique selon ay normes yu acceptable moo xam ni ndox mi du jógee liy dem ci bi fosse septique bi du mën a polluer nappe bi te loolu il faut ñu liggéey maçon bi lay defal wala ingénieur génie civil bi lay defalal sa kër moom am na ay normes yu mu war a respecter pour que ndox mi bañ a mën a jógee ci fosse bi dem si nappe bi parce que su demee si nappe bi amatoo ci contrôle bon parce que foofu y a le péril fécal c'est clair bon mais mën nga am teen ci sa kër fekk dafa am na benn distance minimum boo xam ni bon moo war a am diggante fi wanag yi nekk ak fa teen ba nekk kooku moom ay norme la mais suñu dëkkuwaay yi nga xam ni léegi dañoo xaw a xat ay 150 mètres carrés soo si bëggee def teen ba noppi bëgg ci am espace amoo assainissement su boobaa du ñàkk ni mën nga te sa fosse baaxul du ñàkk nga mën a contaminer ndoxu teen bi loolu tamit lu am solo la mais man dëkk naa Mariste mais moi kër bi ma dëkkoon dafa amoon pompe manuelle mais loolu soo ko gisee c'est que Mariste jamono yo ma fay dëkk à l'époque bariwul woon ay kër aussi te xam nga c'était une zone d'inondation ok nappe bi day jege voilà c'est Mariste ni mu bindoo pour ñi xam Dakar ñi xaw a un peu d'expérience xam nañ ni c'était une zone humide hein donc pour que la nappe soit proche de la surface loolu yomboon na trop quoi mais donc ndox yooyu man je sais que sama kër dama ko doon utiliser pour nettoyer carreaux yi pour nettoyer suñuy moom la ñuy fóoter extra bon loolu bëri na soo demee je suis sûr que soo demee si banlieue bi da nga gis ay kër yu ni mel parce que nappe bi soriwul te soo amee moyen de jusqu'à 7-8 mètres tu peux avoir une pompe manuelle parce que c'est au-delà des 10 mètres que la pompe ne fonctionne plus parce que à cause de la pression atmosphérique macha allah mais loolu lépp day ñëwaat ci kon ni ndaxam kon duñ commencé laaj ci ni yow mi bokk ci pôle scientifique bu secrétariat exécutif bi nga xam tey ñooy organiser forum bi jëm ci wàllum ndox ci biir Sénégal loolu day wane ni kon ndax comme lii ngi ci reportage wala woon ni kon forum bi ne kon yell na ñëw na ci fi ñu ko soxlaa dëgg-dëgg ndax problème am na moom ndax ñu war a mën a xool solution kon foo attente yi léegi lan la war a mën a doon ci forum bi bala ngay toon ci loolu damay njëkk a laaj question bi monsieur Kanouté kon xanaa forum bi
fi mu toll nii nag agsi na dëgg. ci comme fan ko forum doon maanaam fan ko doon soxlaa fa la ñëwee. comme que y a des problèmes. peut-être mu doon lu ñuy indil ay solutions. saafara jafe-jafe yi. waaw forum bi waxtoon dafa jot. ba pare nag ñu daal di koy def Afrique subsaharienne. pour la première fois. waay parce que c'est vrai Afrique du Nord accueilliroon na ko. mais bi yoon Afrique subsaharienne moo ko accueillir. il faut que ñu féliciter leen ci ñoom. waay. que ñoom ñu jóg daal di taxaw lu yàgg daal di ne Sénégal bëgg na accueillir forum bi. Afrique subsaharienne dafa soxla woon lu mel nii. parce que nag bu fekkee am na foo xam ni. problème mu ndox. problème mu nuñ koy gérer. ak naka la ñuy def pour que ñëpp mën cee jot. Afrique bii ci la bokk. boo seetee Sénégal fukk yoo jël juróom-ñett. waaw ci li nga xam ne moom la ñuy investir ci ndox. pour am ndox ak assainissement. bitim réew la jóge. 80% ak lu ko bitim réew lay jóge financement. loolu kon de problème l'eau et l'assainissement. donc Afrique dafa soxla woon lu mel nii. ñu daal di ñëw pencoo fi daal di fi waxtaan. loo xam ni. dafa soxal ñëpp. boo dégloo rajo yi déglu lépp li nga xam ne dañuy permettre nit ñi ñu wax. wala nga seet quelques jours avant les élections. muy élection locale di législative di présidentielle. lépp li ngay dégg nit ñi wax mooy amuñu ndox. waay. donc bu fekkee am nañu xew bu mel nii. ñu daal di koy placer au niveau le plus élevé. muy chef de l'État. daal di ñëw taxaw daal di ne affaire ndox bi buñ ci waxul fii ak diir bu gàtt. lu ci kanam. di mën na indi leneen loo xam ne yaakaaruñu ko. loolu dañ koy rafetlu. parce que nag ndox. mooy loo xam ni mun loo ko ñàkk. déedéet. kenn ci ñun mënu ko ñàkk. mën nga ñàkk leneen. ba mu des ndox. mais ndox moom. mun loo ko ñàkk. dëgg la c'est vrai. muy benn. ñaar ndox mooy loo xam ni ci suñu religion. dafi am doole boo xam ni. fàttaliku leen rek ci jamonoy Covid. ci jamonoy Covid lu njëkk santaane. raxas sa loxo. boo amul ndox doo mën a laab. wér na. boo amul ndox doo mën a set. dëgg la. boo amul ndox jàngoro dugg. donc bu ñu fekkee toog nañu daal di am penco bu mel nii. lël bu mel nii ñu def ko Sénégal daal di ne nañu waxtaan. ci naka la ñu mën a fexee ba ndox bi. ñëpp jot ci. daal di koy toftalee nag daal di ne. ndox mooy indi kaaraange. ndox mooy indi sécurité. mooy indi paix. jàmm. nga xam ne affaire bi lu rëy la. donc li nga wax dëgg ju wér péng la. waxtoom dafa jot. ñu toog daal di ci waxtaan. daal di fii jóge nag. ak loo xam ni ku ci ne bu demee bu ñu paree dinañ ni am na loo xam ni jàng nañ ko ci. am na loo xam ni wax nañ ko fa. loo xam ne dina tax lii ñu gis Medina dootu fi am. loolu la ñu yaakaar. ne war nañ ko mun a jëlee ci biir kii. waay macha allah Amadou Kanouté alors monsieur Barry yow itam maa ngi koy wax sànq yàlla dogal nga bokk ci pôle scientifique bi kuréel gi yore mbirum gëstu yu xóot yi ci organisation forum bi ci wàllum ndox ci Sénégal di ko dalloo muy lu am solo guleet Afrique rawatina sunu zone bi tey dalloo ko problème yi kon mi ngi fi ñëw na ci waxtoom léegi nag luñ ci mën a xaar ci ay solution loo mën jàpp ni lii ak lii moom war naa mën a teg ju taabal ji ñu waxtaanee ko ba mu jur saafara ci biir Afrique waaye itam ci biir Sénégal. waaw maa ngi remercier Kanouté parce que li mu wax loolu lu taxaw la. lu dëgg la lu dëgër la. tey problème yi ñu am ci ndox. mooy am nañu ndox. mais amuñu koom-koom bu ñu mën a may. ñu mën a jël ndox mi ñëpp mën cee jot. te muy ndox mu sell. parce que li mu laaj. ci investissement. dañuy diis na diisaay boo xam ni. il faut que mu am possibilité. yeneen possibilité. de financement état donc. suñu état yi donc
mënuñu ko financer. ko attan. suñu waxee dëgg. mënuñu ko parce que war nañoo financer santé war nañoo financer éducation. war nañoo financer leneen ak leneen ak leneen. ndox nag nekk loo xam ni mënta ñàkk. comme mënta ñàkk nag dañ ciy def seen kéemtalaay kattan. li ci des tamit ñu jéggaane ji ko feneen. pour man am ndox pour ñëpp mën cee jot. loolu mooy suñu problème tey. ndax loolu bokk na ci waxtaanu ci nga xam mooy ci loolu te élément fondamental la dafa nekk benn ci priorité yi. forum bi ñeenti priorité la am. bu njëkk bi mooy sécurité de l'eau. soo waxee sécurité de l'eau et de l'assainissement. moom ëmb na lu bëri. parce que sécurité mooy sécurité à l'accès. mooy sécurité ba nit ñi duñu xeex mbir ndox. loolu tamit dafa am solo. conflit ok conflit. li message bi son excellence Macky Sall wax. wala subul moom it muy keneen ci ouverture forum bi. am na ku ko wax suñu deful nag mën nañoo ndox mën na jur conflit. te loolu moo am ci àdduna bi tey. ndax am na conflit ci wàllum terre yi pour am ci accès. non ndox it mi ngi commencé am ci yenn zones yi. exemple yi gën a bëri sax soo demee au Moyen-Orient. exemple guerre ya fay am yëpp. te kan mooy contrôler ndox yi. yaa ngi may dégg. tey suñuy wax diggante Éthiopie Soudan ak Égypte. ndox moo tax ñuy wax kan moo koy contrôler. naka nga ko mën a contrôler lan nga ci war a mën a def. loolu su ci nit ñi pencoowul. mën na jur musiba. soo jëlee suñuy dëkk sax. fii Sénégal à l'intérieur d'un pays. da ngay am conflit entre pasteur bi. mooy sàmmkat bi. ak béykat bi. bay bari lu muy am. dañuy béy ba ci tàkku dex gi. jur gi dafa war a naan jaar si biir tool yi. su boobaa mu am conflit. nga am conflit yi. donc ndox sécurité ndox. suñ koy wax dafa ëmb loolu. dafa yaatu beneen priorité bi mooy eau pour le développement rural. très bien. naka la ñu mën a jëlee ndox mi. fexe ba ndox suñ ko liggéeyee. suñu dëkkaan yi. ñu mën ko transformer en pôle de développement économique. ña fa dëkk tamit. war a mën a am ndox mu sell comme ñi dëkk ci taax yi. ci réew taax yi. war a mën aussi am assainissement comme ñi dëkk ci taax yi. yaa ngi ma dégg. kooku mooy deuxième point bi. troisième point bi mooy li ñuy wax coopération. parce que soo jëlee tey Afrique. am na juróom-benn fukk ak ñeenti bassin. bassin mooy li wër dex wala lac. soo jëlee bassin yooyu lu mu bon ñaari dëkk ñoo ko partagé. lan la ñuy wax situation transfrontalière des ressources en eau. soo jëlee ndox mi ci biir suuf si. tamit dañ ko partagé ak ay réew. dëgg la. c'est jafe na nga gis benn aquifère. boo xam ni dafa ne condom ci benn réew. tey ñi ngi wax sénégalo-mauritanien. l'aquifère sénégalo-mauritanien. soo déggee Sénégal a ngi ci Mauritanie ngi ci mais Gambie ci la bokk Guinée-Bissau ci la bokk. Guinée-Conakry ci la bokk. parce que aquifère bi moo demee noonu. te loolu tam dañ ko war a sécuriser. te loolu tamit da nga ko war a sécuriser. loolu tamit il faut que réew yi mën a pàccoo. waxtaan. trouver ay formule comme OMVS comme OMVG ni ñu ko trouver mais ñu def ko béyoon ci aquifère. loolu génn ci forum bi ni ak aquifère yi ñu am ci Afrique. il faut que ñu fexe ba. ñi koy partager yëpp mën a toog. jël modèle eau de surface. comme fleuve Sénégal. ñu def lu ni mel. très bien yooyu c'est des aspects qui sont très clairs kooku moom mooy troisième point bi. mu des quatrième point bi. mooy li nga laajte. quatrième point moom la ñuy wax outils et moyens. soo déggee outils et moyens. soo waxee moyen rek. financement dugg na. jumtukaay yi tax mu dox. léegi naka la ñu mën a def ci adduna bi. ba am alal joo xam ni. danañ ko mën a def ci ndox. pour que ñëpp am ci ndox mi. parce que li ce qui se passe mooy. ODD 6 objectif de développement numéro 6 bu Nations Unies nga xam ni moom entièrement ndox la ak assainissement ñi ngi à 8 ans de l'évaluation finale des objectifs 2030 te tey ñëpp xam nañ ni adduna bi on est en retard de manière significative par rapport
aux objectifs qu'on s'était fixés. léegi lu tax loolu ñenn ñi danañ la wax ni Covid bi ñëw na ci. économie mondiale bi ralentir. bari na ay crise yu am loolu tamit dëgg la. ay crise am nañ. mais li am ba am mooy comme yi moo fa nekkul. pour nit ñi war a def li ñu war a def. léegi nag loolu lépp ñu ngi koy discuter. très bien te ci initiative yi ñu génnee. mooy xëy na war nañoo mën a am lu ñu naan un fonds bleu. benn financement boo xam ni c'est dédié exclusivement à l'eau. mais au moins ñu orienté ko vers les plus vulnérables et les plus démunis. justement loolu sax moo nekkoon sama question bi ma bëgg a poser ak yow mooy tey lu war a mën a doon place su monde rural bi ndax sàng bi ñuy wax teen xel jàpp na ni ñun suñu dëkk yi rek moo ko war a am ñun ñi nga xam ay kaw ko la ñoo war a dese teen te pourtant jamono ngi dox war nañoo mën a am robinet bés bouton mu xel li comme ni ko réew tax di amee. mais bu fekkee réew taax dem na ba am jafe-jafe kon day mel dëkk koy comme ñoom itam xam naa nga la ñoom mais ci biir waxtaan bii di am ci biir ODD yi ngay wax tey lan moo ci war a mën doon dëgg place u dëkku kaw yi ngir ñu am ndox mu sell ndax yaa ngi koy wax sànq monsieur Kanouté bépp candidat moo xam mairie conseil départemental wala nga ni sax président la bëgg a doon ci Sénégal dana bari gox boo dem li ñu lay jàmbat mooy amuñu forage mbaa suñu forage panne depuis des années. nga dégg ko naa la man de root nañu ba màgget jukki nañu ci ay teen ba màgget kon day mel ni ñoom dañ ko soxla lu ci doon seen place ci waxtaan yi am. waaw non loolu am na ci am na ay discussions yu bëri. yoo xam ni le monde rural n'est pas laissé pour compte. c'est-à-dire soo jëlee priorité bu mel ni eau pour le développement rural. mooy sa cible mooy le monde rural. très bien. te dafa am sax benn élément boo xam ni. dañ ko ciy sóoraale. su dee ci dëkku kaw yi ndox mi am na bay bal ndox mi mën nañ ko utiliser pour bayum noor yaakaar naa ni ñu bari duñu fa jóge di def émigration di ñëw ci dëkk yi dëkku tax yi wala même di jéggi dëkk tax yi pour dem bitim réew parce que soo amee loo xam ni mën nga cee sutura soo amee loo xam ni man pôle économique de développement économique la mooy yow li ngay bay war nga cee mën a dund war nga cee mën a faju war nga cee mën a woddu te war nga cee mën a envoyer sa doom école yore ci sa njaboot comme loolu mais defe naa kenn du ñëw fii du perte temps loolu mooy li am solo c'est-à-dire ndox mën naa jur loolu mën na jur koom day jur koom bu dëgër koom dëgg way voilà loolu tamit ñi ngi koy xalaat très bien mi ngi ci discussion yi ñuy am parce que forum bi dañ ne forum de réponse tontu laaj yi waaw mooy li nga xam ni constaté nañ ko yan réponse lañ ciy indi léegi yan ci réponse yi yow mi nekk Sénégal xëy na ñun problème yi ñu am na ay réew yu ko amoon te ñoom fexe nañu ba trouver benn solution suñ ñëwee expliquer leen ñoom ni ñuy def naka lañ ko defee yow it nga jàng ci loolu adapté ko ci say conditions ñoom it xëy na am na lu ñu soxla loo xam ne ñun def nañ ko ñun it ñu won leen li ñuy def ñoom it ñu mën cee jàng loolu moom mooy diisoo diisoo boobu nag moo am solo ci mbirum ndox diisoo ngir jëriñoo li ñëpp bokk di koom-koom réewum Sénégal monsieur Kanouté ma ñëwaat ci yow ay forum yàgg na am bi mooy 9e bi mbaa du am ku ni ñun de daanaka ci Afrique moom bari na luy am ay waxtaan dañuy ëngamloo waxtaan ku ne indi idéem waaye mbaa du des ci ay tiroir am nga yaakaar ci ni tey Sénégal ak forum bi li fi nekk lépp ci ay problème buñ toogaatee d'ici 5 ans wala 10 ans daañu gis ni ay avancement yu mag day am ba soppiku war mën a am jóge ci forum yi di am. dafa am loo xam ni bari def ko wax mu neex ma trop. muy forum de réponse. maanaam forum bi. nañu fexe ba du doon wax sànni. na doon forum boo xam ni dinañu waxtaan ci suñu biir. mais dañuy gis ay solution jafe ko daal di ne lii kat buñ fi jaaree dinañ ko war a mun a def mu am ci ñaar yoo xam ni démb ci cérémonie d'ouverture ba dégg naa ko mu neex ma trop benn bi dama dégg chef de l'État ci boppam daal di ne il faut ñu mettre en place des mécanismes yoo xam ni de régulation la pour que ñu gën a néew doole mën a jot ci ndox bi. très bien lu am solo nga ko. daa di ne nag c'est urgent. keneen daa di ñëw muy Luc Flochon. daa di ne comme ni ko président bi yàggee wax. dañoo bëgg dette bi
maanaam bor yi nga xam ne ñun Afrique pays yi gën a néew doole bor yooyu mi ngi nekk ci suñu dodd ñu daal di koy jël soppali ko daal di koy fexe investir ko ci lépp loo xam ne affaire infrastructure pour jot ndox la macha allah très bonne idée condition la wax nag defe ne dañ koy transformer dañ koy annuler waaw mais ñu dañ fayee koy ko jël daal di koy dugal pour que ñoom ay infrastructure loolu nag aaje aussi am gëstu bu am solo suivi bu am solo ba bu nu annulé bor bi ñu xool li nga war a fay nga def ko ci investissement pour ñu mën a am ndox kooku bu ma déggee bari daal di ne c'est un forum de réponse ñaari réponse yu taxaw génn na foofu ci ouverture ba ci njëlbéenu waxtaan mu def nag application bi mu ko jëfe mu def jëfe bi exactement ak suivi bi léegi nag yooyu ñoo ci des foofu nag ñun société civile am nañ fa wàll wàll bi mooy bu fekkee benn topp nañu wax boobu daal di ne nañu xeex pour que dette bi ñu daal di koy annuler nañ ko taftale buñ ko annuler nañ ko dugal ci biir ndox mi nañ ko dugal lépp loo xam ne boru ndox la woon nañ ko jël daal di gën a fexe ba ndox gën a mun a am ba bu ëllëgee doo amaat soxla bay lebaat exactement su boobaa réponse yi dinañ ko jox ci dana gën a yombal sunu développement bu gën a gaaw ndax ñu ngi koy wax sànq boo gisee ñu bari ñëw réewu taax ñàkk ndox ma mbay mbayum noor ndax bu demee ba mbay nga teg ko ci mbayum nawet rek mais ci léegi li gën a ñox ci mbayum nawet mi mbayum noor mais ëpp doole mais mbayum noor moo ëpp doole parce que nawet bi ñetti weer la waay Sénégal nawet bi ñetti weer la waay feemal nga récolté waat nga récolté boo récolté daal di toogaat lu tolloog 7 mois 8 mois balaa ngay mën a delluwaat ci imaginer rek ñooñu nga xam ne dañu war a toog temps boobu yëpp seeni doom dañuy jóge àll ba ñëw fii ñëw réew tax daal di taxaw fii ci feu rouge yi di jaay ay affaire u chinois la ñuy jaay ba lu ñu dajale buñ dajalee tuuti génn daal di dem Amérique dem Europe ñuy jël gaal yi yenn saa yi exactement jur ay musiba wala boog fii la ñuy nekk Ndakaaru dégg nga di xëy di gagné ay 1000 francs 2000 francs par jour tuuti na pour ñoom mais dinañu fexe du ñu lekk dinañu fexe wàññi boog li nga xam ne moom la ñuy lekk pour mën a teg dara loo xam ne dinañ ko yónnee seen i mbokk ci àll ba wala boog teg dara ci wet ba nga xam ne dinañ mën a dugg fexe daal di génn Afrique daal di dem kon su ma déggee sax monsieur Kanouté pour ñun bu ma déggee sa wax looloo tax réponse yooyu il faut que ñu trouver très bien kon su ma déggee sa wax dëgg mooy kon ñun dafa am benn retard bu nu am maanaam dañoo yeex ñu war a dabaatal rattrapage nga xam mënta ñàkk li ñu perte ci nag pertement bi bari na loolu moo tax sunu développement yéex ndax boo mënta maîtriser ndox mi ndox pourtant Sénégal ndox mi ngi ko wër de xam naa techniquement monsieur Barry dina ci ñëwaat léegi ndox mi ngi ñu wër su napp bari na macha allah ndox fii rek ci Ndakaaru ak yenn zone yu bari fi ñuy wax zone des Niayes daañu ñëw léegi incha allah mais pour yow li ñu perte ci wàllum koom ndax tey ñaata at nga yaakaar ni lanu war a mën a toogaat di investir ngir mën koo jéem a def dabaatal xam naa loolu moom. kooku de xanaa experts yi nga koy laaj. experts yi ñaata at la ñu war a toog pour que ñu mën a. kon faaw ñu gaaw li ma xam li ma wóor mooy. ndox fukki paar yoo jël juróom-ñaari. ci àdduna ndox la. waaw ndox la. xam nga loolu. bëri na bëri boo xam ni. waay problème bi ñu am kañ mooy ndox moomu. naka lañ koy soppalee bu mën ko naan. naka lañ koy soppalee ba mën ci béy. naka lañ koy soppalee ba bépp soxla boo am pour mën a boo xam ne ndox moo koy faj. nga daal di ko ciy dugal. macha allah foofu nag laay wax ne. boo xoolee suñu règlement suñu constitution suñuy loi. amu ci fenn foo xam ni ba ci gestion wu collectivité territoriale yi. ñëpp d'accord nañ daal di ne ndox droit fondamental la. dañ ci war a am dafa doon loo xam ni. sa àq sa yelleef yaa ko moom dañ war a jot. dañ koy war a jot. am na pays yu développé yoo xam ni. dina am toujours ñoo xam ni seen loxo jotul seen gannaaw. dëgg la ñooñu état bi l'impôt bi nga xam ne daf koy fayloo ñi nga xam ne mën nañu. dañ ciy téq daal di koy def
subvention mu ndox jox ko ñi nga xam ne mënuñu. wane kon ndox mënu ko ñàkk. ak loo néew néew doole dégg nga donc question bi yëpp mooy fan la ñuy jëlee xaalis bi nga xam ne mën nañ ko def kooku nag pour man ci état bi la war a tàmbali. mënuñu continuer nag 80% wu investissement yi ñuy toog di xaar di ko lebi jóge bitim réew waaye déedéet puisque suñu mbébét la suñu charte bi gën a élevé muy suñu constitution wax na ko daal di ne sa droit la il faut que nag loo xam ne da nga ko bind ci sa biir charte nga daal di fexe ba loolu nga motal ko ni nga koy motalee mooy nga daal di jël xaalis bu takku daal di ko ciy dugal. très bien. doog a jóg nag dem fekk ñi nga xam ne ñu ngi ci biti ni leen fexe leen bor bii nga xam ne yoreel naa leen ko ngeen dindi ko te je m'engage ne bu ngeen ko dindee dinaa ko investiraat ci kii bi daal di ñëw nag jublu ci li ñuy wax engagement communautaire daal di waxtaan askan wi bokk ci dégg nga ni leen wax ndox bi nag day il faut que ñu déggoo ci ne il faut que mu am nuñ koy gérer parce que nag itam deuxième thème bii mu wax muy l'eau pour le développement rural dama ciy boole man développement bi nga xam ne mooy ñu mel ne que waa Lendeng fii ci wetu Rufisque nga xam ne dañuy soxla ndox parce que dañuy def maraîchage naka lañ mën a fexe toog ak ñoom daal di waxtaan daal di ne ndox bi xam ngeen ni dafay jeex dafa di ressource boo xam ne mi ngi sori napp bi gën na sori yenn zone yi waaye seen sayaan yi gis ngeen ko sayaan yi léegi fi nga doon dox sëgg rek daal di am ndox léegi day gën a xóot léegi foog nga gas boo xam ni dégg nga mën na sori balaa ngaa am ndox boo xoolee sax yenn zone yi amoon na ay lag-lag yu bari mu mujjee dee exactement ñu dëkk nañ ko fii tali jaar na fa war leen bu ñu gis ñoom ci seen bopp seen intérêt ci ndox bi daal di xam ne kenn waru ko yàq arrosé yenn façon arrosé yi ñu bàyyi ko commencé ko sakanaal économiser ko dégg nga arrosé yenn waxtu yi ñu bàyyi ko nit ñi xam nu ñuy war a gérer ndox mi ni ñuy gérer ndox bi kooku il faut que ñu jàngal ko nit ñi ak bu ñu am aussi ay xëy na li ñuy wax ay recyclage jombul yooyu yëpp ay technique la yoo xam ne ñii xam nañu ko te ku leen jox tuuti rek dinañ mën a jàppale béykat yi dinañ ñu mën a jàppale ñun pour que ñu xam naka la ñuy gérer ndox bi ay réew yu mel ne que Israël mais ay désert la woon waay ñoom moom dañoo maîtriser ay désert la woon mais tey xoolal ñoom ñoo ñuy jàngal ay lan mooy goutte à goutte dégg nga toq yooyu nga xam ne dafay dem directement ci racine plante bi yooyu yëpp ay technique la yoo xam ne war nañ ko mën a mais engagement communautaire la laaj ñëpp dem ba dugal seen loxo xam ko itam daal di xoolandoo benn direction daal di ne dañoo bëgg ndox bi ñu gérer ko ñu saytu ko ci anam ngoo xam ni dootuñ ko yàq parce que lu doon na ressource boo xam ne day jeex buñ ko gérer mais est-ce que information bu ak na ci askan yi ñu bari jàpp nañ ndox moom maanaam ndox moom li fekk ngay dund ndox du ñàkk te pourtant fekk na foo daan gas teen ci benn zone buy am xëy na 50 mètres wala 70 mètres léegi mën nga àgg ba 100 mètres jëm 100 et quelques mètres. ak ay dëgg. ak ay dëgg. kon mi ngi wàcc na baa ngi gën a sori te loolu nag bu fekkoon ñu ngi ko doon xalaat. bekkoor yi fi amoon won nañu ne loolu buñ la ne. nag yi doon dee ci àll bi. njur gi nga xam ne dañ doon dee ci àll bi. lu ko waraloon. mar bekkoor ñàkk ndox dégg nga boo demee foo xam ni dëkk yu mel ne ay jokkul fii wetu Kébémer jokkul communauté rurale boobu yëpp dootuñu wax communauté rurale léegi mais dëkk yooyu yëpp dégg nga ren boo seetee seen nawet kon dañoo war a commencé suba doo ko fa fekk looloo tax ñu il faut ñu bàyyi suñu xel daal di xam ni développement rural boobu ñuy wax nañu fexe daal di koy jël xalaat ko xalaat boo xam ni dina doon développement rural fële
ca àll ba mais dina doon développement rural aussi pour li ñuy wax agriculture urbaine très bien maanaam suñu maraîcher yi nekk fii nañu fexe ba ñu xam ndox bi naka lañ koy utiliser naka lañ leen koy yombalee yenn technique yi nga xam ne mën nañ ko def pour que ndox bi ñu daal di koy saytu ci anam goo xam ne dina économique ñu daal di leen ko won ba pare nag daal di fexe defaral leen ay quota yoo xam ni mais quota yu leen di permettre li ñu mën a produire ba yokk seen exploitation mooy jàppale leen encadrer leen subventionner leen alors Amadou Kanouté macha allah indi na itam lu am solo waxtaan waa ngi wéy daañu ubbi tuuti xam naa téléphone bi yéen itam ndax am na ku ni xool koo xam te ne bi dëkkam xëy na forage am panne depuis des années forage am panne na wala koo xam te ne bi ndoxam cher na rawatina jamono bi ñuy waxee ni léegi dañoo mel lu daal di privatiser li nga xam mooy forage yi am na ñun ko jox ay entreprises yoo xam tey yenn ci askan wi ñi ngi jàmbat ni njëg gi dafa cher ndax tey nekkul ni occasion bii tey am na Sénégal dalloo ndaje mu toll nii ñu teg lépp taabal waxtaanee ko ba buñ fi génnee ëllëgkat ñu xam ni kon baykat ak sàmmkat ndax baykat mooy sàmmkat day soxla wëgg ay nagam mooy soxla léeg-léeg mu bay tuuti xëy na wala mu def arrosage bu dee day mbayum noor ndax defe nga ay pépinières yu ndaw ñu koy defar di xaw a def ay plante ak yooyu loolu lépp na day aajem ñu yombal ndox mi loolu nag bu ubbee téléphone bi incha allah ku ci ne zone ba nga nekkee sa kàddu dina mën a jib ci antenne bi ñu dégg la nga wax ñu say jafe-jafeem ñu waxtaan ci xool lu ci war a mën a nekk solution alors sëñ Bari yow itam damay ñëwaat ci yow nus mën a def maa ngi gis ni macha allah sonn nga ci liggéey bi nga nekkoon waaye lépp askan wi jaral la ko tax nga ñëwaat ànd ñu ci waxtaan wi nus mën a def ba mbir yi ni koy jëfee nag nga xam duñ ko duggal ci ay tiroir li ñu faral di bàkkee Afrique waxtaan day am mu bari lool waaye jëfe gi day xaw a des ndax mën nga am xëy na benn assurance boo ñu mën a jox ni lii daal incha allah tey moom dana am lu ñu jëfe lu baree bare. waaw loolu naa ci jéem a tontu. parce que soo xoolee bu baax ci système Nations Unies. benn yoon la ci Nations Unies mas a daje pour waxi ndox. mooy Mar del Plata 1974. bañ fa jógee ba léegi dans le système des Nations Unies ndox kenn waxul woon loolu lu dul 2016 bi Sénégal nekkee à la présidence du Conseil de sécurité ci le Sénégal teg sur la table. L'eau et la paix. waaw mu ànd. loolu moo. foofu lañ nit ñi commencé nañ dellu siwaat ci affaire ndox. Sénégal li muy liggéey mooy fexe ba ndox nekk dans l'agenda international. ñu bañ ko fàtte. parce que suñu amul ndox. mënoo def yeneen ODD yëpp 17 lañ. mais mën nga cee wax ni am na ci 15 yoo xam ni. waratu mën a nekk. su ndox amul. léegi. yooyu li tax ma ne danañ am forum de réponse c'est vrai que réponse yi commencé nañ parce que discussion yi ci naka la ñuy financer ndox loolu lu am solo la mais am na yeneen yu am solo tamit ci discussion yi yoo xam ni par exemple tey soo laajoon béykat bi muy roose toolam ñu si bëri soo leen laajoon ban quantité ndox la ñuy def seen tool xamuñu ko waaye dañuy arrosé rek parce que quelque part wanuñu leen xamaluñu leen naka la ñuy roosee kañ la ñuy roosee ban waxtu moo baax ci roose lu tax mu baax ci waxtu woowu te baaxul ci beneen waxtu ban forme d'arrosage nga war a def ndax da nga war a def goutte à goutte wala da nga war a def micro-asperseur wala leneen ak leneen ba bañ leen lim parce que damay compliqué li ma bëgg a wax mooy nit ñi tamit ñiy jëfandikoo ndox mi war nañ leen mën a won ay yoon yoo xam ni suñ ci jaaree danañ yokk seen productivité ndox wax maa ngi waxtaan démb ak sa benn naataango ma naan ko dafa am benn terme buy nit ñi di utiliser souvent mooy efficience efficience mooy terme bi ingénieurs yi di utiliser mën nga wax efficience d'un réseau mais soo waxee productivité mooy dugal naa ci lii ñaata laa ciy jël naka laa mën a fexe ba benn pepp ndox bu dugg ci suuf si mu mën maa jural loo xam ni danaa ci mën a génn loolu mooy li am solo léegi waxtaan yooyu ñi ngi am waxtaan ñi ngi waxtaan tamit di weccoo xalaat ci naka la ñu mën a jëlee yenn ndox yi nga xam ni moom mooy jóge ci kër yi di dem
ci centre yi ñu war leen a mën a traiter benn niveau boo xam ni war nañ leen mën a utiliser waat ci mbéy mi parce que su boobaa dindi nañu doomu jàngoro yi nekkoon ci ndox mi ba de façon à ce que léegi war nga mën a béy mën a arroser te doo contaminé loolu déjà mi ngi am ci yenn zone ci zone des Niayes bi waaw non zone des Niayes bi sax mën nañ cee dellu si waat parce que da ngeen wax ay wax yu am solo fii ma bëgg na juste leeral ci yenn mbir waaw par exemple nab buy wàcc nab xam nga ndox d'abord dañ ko war a comprendre daf di quantité bi nga am moom nga am li muy varier mënta bari parce que mënoo ko defar suñ ko mënoon defar tey ñun dañ koy defar mais kenn mënu ko defar noonu la mais c'est naturel yàlla moo ko bindee noonu ñun mënuñu ko defar yàlla may ñu kattan buñ ko mën a defaree parce que maa ngi wax de ba énergie bi muy laaj pour nga mën a def explosion bi produire ndox doomu aadama defaragu ko yaa ma dégg donc Big Bang ci Big Bang la ndox jóge xóot na sori na te loolu ñaanuñu yàlla mu fekk ñu ci àdduna yaa ngi ma dégg donc li ma bëgg a wax mooy comme loo xam ni mënoo ko def yàlla am na lu mu la ci may da nga ko war a sàmm bi mooy sàmm ba fexe doo ko yàq bi mooy lan la nga war a roose nga xam ko tey su ma waree roose tool fii ci dans les Niayes la jamono jii ñu nekk lan laa soxla hectare bu nekk 10 millimètres laa ci soxla su ma defee 10 millimètres ci benn hectare mooy 100 mètres cube d'eau yaa ngi ma dégg par jour loolu laa ci soxla sur durée bi may roose wante su ma defee parce que ñoom dañ naan defal ba mu tooy yor arrosoir bi di sotti loolu tamit te fekk na xëy na sakkanal ko baax loolu tamit dañoo war a jàngal nit ñi ne leen suuf comme éponge la dafay manque ci ndox mi da ngay sol muy fees su ëppee mu walangaan su walangaanee mënoo ci dara su ma toogee ba midi 13h ma ne maa ngi arrosé fekk naaj bi tàng na tàngaay boo xam ni la may perte ci ndox dafa bëri da koy absorbé léegi non dafay évaporé wu lii percolé mu dem engrais ba ma fa defoon ma def ci ndox mu bëri ma ñàkk engrais ba mu dugg engrais bi tamit dem ci biir suuf si weesu fa reen ya nekk plante bi ci reen yi lay jëlee lay dunde ci reen yi sax lay noyyee contrairement ak ñu bëri lu ñuy xalaat dana feuilles yi c'est pour faire la photosynthèse moo koy jox matière foofu lay sucre yi di transformé c'est-à-dire dafa laaj li ngay wax ni c'est technique voilà xam naa sa benn mbokk baykat bi nga xam ma nga ca Sadio xëy na waaw baykat bi dëkku Assane Top nga comprendre loolu dëgg-dëgg baykat bi il faut nga xamal ko que ni soo ma waroon def fii 10 litres ma def fa 20 litres roose naa lu bëri wante plante bëri soo moytuwul mu jaari fa wala la ma ca waroon am duma ko mën a jël loolu yu simple yooyu mën nañ ko def sax sous forme de graphisme de dessin jox ko béykat bi mu xam ko mu xam ni muy defee ñaata la war a roose suy def pépinière ñaata la war a roose su repiqué ñaata la war a roose yooyu yëpp nit ñi xam nañ ko te yaakaar naa ni aussi bëri na fii ñu ko war a mën a def école horticole yaa ngi mi ngi commencé bari li ci des nag mooy ndox yi nga xam ni ñi nekk si ñaay bi ndox mi ñuy manque ci biir suuf si wàcc na wàccaay boo xam ni léegi géej gi mooy dugg ci biir ndox xorom bi commencé gul ndox xorom si mooy dugg si biir léegi soo pompé nga am de l'eau salée nga am ndox mu am xorom doo ci mën a arrosé waaw loolu timit day wàññi sa rendement bi nga mën a am ci sa tool mais am na ñu bari ñu jàmbat njëggu ndox ni mu cher ci Sénégal maa ngi koy wax sànq ci biir Dakar boo gisee ñenn bàyyi fi ay teen ba léegi mooy ndox mi dafa cher xanaa tamit bu ñuy wax accessibilité ñëpp war a am droit ci ndox comme kon ndox dafa nekk droit fondamental ndax waruñu koo fexe ba ñu xool ñu koy jox comme ay entreprise yi ñu ko war a gérer ñu ko war a distribuer ba mu àgg ci ko ki nga war a jëfandikoo ci njëggi du àgg fenn fi ndax ñuy jàmbat factures yi bari na moo tax tey bëggoon nañ sax ñu mel ni waa Sen'Eau toogoon fii waaye xawoon na xaj ci ñoom daañu amaat occasion ñoom waxtaan ak ñoom ci lu yaatu mais ndax ci forum bi mi ngi bàyyiwaale xel njëgu ndox ci Afrique waaye tam fi ci biir Sénégal ni mu seere ci consommateurs yi. yaakaaruma ni forum bi ne la dem jusqu'à ce niveau là ñett la ñu war a jaay mètre cube d'eau parce que loolu loo gis rek ça dépend ci environnement économique bi nga nekk ak milieu bi nga nekk ak nature ndox bi ngay pompé loolu yaa tarification de l'eau loolu moom
borom xam-xam yëpp a ngi ciy discuter. lan mooy tarif bi li gënoon a jekk nag mooy ñoom suñ ñëwoon fii. danañ la war nañ laa mën a expliquer. lan mooy dugg ci prix bi. li ma ci xam man as tuut te ma mën ko wax ci liy dugg ci prix bi. ndox mi fañ koy jëlee. il faut ñu usiner ko. soo ko usiner il faut nga traiter ko mooy yaa ngi koy traiter. après nga transporter ko. soo ko transporter nga distribuer ko. loolu dafa am ku am na njëg. am na njëg xëy na ñoom mën nañ laa tasal njëg li ne la lii mooy dugg ci lii mooy dugg ci lii mooy dugg ci lii loolu moo tax prix mètre cube bi nekk nii mën na am aussi parce que problème bi ñoom it par tranche lañ koy def cher yi ndox mi ñun ñëpp yëg nañ ko man mii sax su may fay samay facture xam naa ni ndox mi cher na mais loo xam ni ndax ni mu war a cher noonu war na àgg foofu ci Afrique wala Sénégal non man personnellement li ma jaaxal mooy nekk naa ci dëkk yi ma jaar yëpp li may fay fii moom dafa mel ni moo gën a bëri la ma doon fay te dem naa ci ay dëkk Afrique yu bëri waaw dafa mel ni li may fay fii moo gën a bëri li may fay fële ci yow doo nga ñu constaté bëri na ñu ko wax bëri na waaw parce que ndox am na njëg mais njëg li tamit dañ ci war a seet nit ñi seen tolluwaay seen koom-koom fi ñu toll ñan ñoo ci mën a accès parce que wax nga léegi droit de l'homme depuis 2010 Nations Unies dafa décider ni dafa def le droit à l'eau comme un droit fondamental comme mu nekk droit de l'homme loolu Sénégal ratifié na ko réew yu bëri ratifié nañ mais am na ñoo xam ni réew yi gën a mag ci àdduna bi ratifié wuñ ko d'accord wuñ ci parce que xam nañ ni bés buñ ci duggee xëy na mu jural leen seen biir dëkk ay problème mais ñun ratifié nañ ko donc nañ ko jéem a doxal waaw loolu nag mooy sunu problème xëy na da ngay signé ay convention mais pour nga mën ko doxal Sénégal mooy problème non ambition bi sax soo amee yaakaar naa ni réew mi am na ambition fépp fi doomu aadama di yeewoo ci biir réew mi mu mën a am ndox mu sell mu mën ko jëriñoo mu mën a am ndox moo xam ni da mën na ko jural koom-koom mu am ndox moo xam ni environnement bi dana baax pour que mu mën a am dund gu baax dund gu neex loolu ñëpp bëgg doomu aadama loolu la ñaan ci yàlla soo amul ndox parce que Kouyaté wax na ko si digg bi donc nit xale su juddoo li ñu dëkk dem ci moom ndox la moom kay mooy mujjit parce que ween wi ñu koy jox sax ndox la lan su màggee ba génn àdduna li mujj ci moom ndox la donc ndox moo nekk ca début ba moo nekk ci fin bi donc suñ ko xoolee noonu rek war nañoo mën a fexe ba timit ñëpp am accès ci ndox mu nekk ndox mu sell te loolu aju na waxtaanee tam Sénégal waaw aju na waxtaanee ñu wax lan mooy minimum bi ñu bu nit ku nekk war a am mooy per capita bi suñ yemee ci norme OMS yi mi ngi nekk environ 50 litres par personne et par jour waaw mooy ndox mi ngay jëriñoo mais am na ñoo xam ni ñoom xëy na ñi ngeeg ay 300 litres par jour ak par mais naka la ñuy wàññee ci ñooñu pour mën a jox ñeneen ñi waaw mais du parce que da ngay yokk prix bi da ngay yokk prix bi parce que loolu tamit dafay am des fois da nga naan su ma yokkee prix bi nit ñi dañ gën a contrôler li ñuy utiliser mais ñun ci suñ bopp même soo demee ci dëkk ba fële ci kaw gi waaw sama dëkk waaw nit ñi suñ ci wax wala ñaaxeen waaw nit ñi suñ demee mais mooy li may wax rek suñu waree jàpp yow nga jël butéel bii mën nga say jàpp dëgg la nga jàpp juróomi yoon ci bis bi dépenser pour def sa farata julli xam nga soo moytuwul 1 litre nga utiliser 24 heures waaw lan mooy ndeyu dem ci robinet bi ubbi ko di jàpp loolu tam éducation ba neen la ci yar bi dañ ko war a jàngal nit ñi te xam ni yàq moo baaxul très bien li ñu gëm suñu muy diine moo njëkk a tere yàq bon nag nañu bàyyi yàq te sakkanal loo xam ne yàlla daf la ko jox da nga koy sàmm te loolu lu am solo la ca ndox doon loo xam lu mënta ñàkk lam mais tey laaj naa la sàng ci mbirum njëgu ndox waaye itam xam naa du sa mbir mais ni nu privatiser maanaam jox ko yenn entreprise yooyu itam dafa mel ni laxasu na ci mbir yi waaw mais xam nga am na système yu bëri ñoo am ci àdduna réew yu bëri soo demee ku ci nekk da nga am sa système séparé Sénégal def na option def des contrats d'affermage ak des compagnies des sociétés d'eau am na yeneen pays yoo xam ne avant boobu société sénégalaise moo yoroon ndox mi SONES su ngeen koy fàttaliku ñaari moo avec 2 eaux waaw moo ci nekkoon mais ñoom dem nañu ba à un moment donné ñu xalaat ni dañ ko war a privatiser créer SDE génn nañ ci SDE dem nañ ci feneen
ñoom suñ ñëwoon fii nag toog ñoom danañ la mën a jox raison yi tax ñi dem ci loolu dëgg la voilà mais man mënuma la quoi mais man naa laa xamal ni bëri na ay réew yoo xam ni ci adduna bi waxuma sax seen état bi mooy gérer seen ndox mais région yi ñooy gérer ndox yenn yi territoire yi ñooy gérer ndox parce que loolu moo leen di jural koom-koom ba tey ñooñu war a mën a dellu si di ñëw di ñu dimbali parce que loolu lépp dafa am parce que soo xoolee droit de l'eau li ñu naan droit de l'eau droit de l'eau ci état bu nekk dafa différent kon na nga ko déggee dañ ko demee même soo jëlee réew mu mel ni États-Unis soo nekkee côte est ak côte ouest c'est différent parce que ñoom seen voilà soo nekkee côte est ouest xam nga ndox ma bëriwul mooy Californie Arizona et cetera foofu ndox bëriwul fa ñoom dañ naan ku njëkk ci ndox mi rek yaay borom first in use first in right moom noonu la demee soo demee côte de l'est mooy New York Philadelphie Boston et cetera jëm wàcc ba ci suuf ndox ma dafa bëri ñu am beneen loi boo xam ni mooy mën nga utiliser quantité bu la neex ci ndox mi wante mënoo ko polluer pour ki nekk en avant loolu kon day wane ni dëkk bu ci ne da ngay adapter ses réalités ak ni ngay gérer ndox mi waaye léegi Sénégal moom ni muy doxee nii rapidement pour génn ci point boobu est-ce que jàpp nga ni nga xamee mbirum ndox est-ce que Sénégal mi ngi adapté ni muy gérer ndoxam par rapport ak réalité am maanaam suñu dëkk ni mu bindoo est-ce que ñu ngi gérer suñu ndox noonu ci man il faut ñuy yokk social bi ci ndox kenn mënu la jël rek ne marchandise la dañ koy jaay ku am njëg nga jënd ku amul njëg soo mënta jënd tant pis demal wuti ndox feneen moo am réew du doxe noonu dafa am nit ñi tolloowuñu ay doole yërmande daf ci war a am na ñoo xam ni tey seen loxo jotul seen ginnaaw loolu la ñuy wax defe naa loolu moo bay sax ci réew mi bay xool voilà sa loxo su jotul sa ginnaaw ñooñu war nañ leen mën a jàppale macha allah donc xëy na am na plusieurs façons de le faire mën nañoo cette tranche yi li ñu naan première tranche bi mën nañ ko yokk de manière significative mooy tranche bi gën a moins cher mais tranche ba mujj bi nga xam ni kooku pratiquement yàq ndox la mooy nga yow nga am gazon sa kër wala nga bëgg a raxas ñetti oto juróomi oto ci parce que am nga parc boo xam ne automobile bu am solo mais ñooñu war nañoo mën a fay dañoo war a fay le coût moo tax ñu war koo adapté suñu ay réalité voilà ñi nga xam ni nag amuñu kii amuñu lu ñu war a mën a fay mais war nañ leen ko mën a wàññil te beneen aspect bu ci am aussi parce que ñi wax nañ sax fond bleu man rek yow li nga Konaté li mu wax am na solo lool Kanouté plutôt am na solo bu baax parce que sonné dañ ko war a jëkke si suñ bopp su fond boobu waaw lan mooy lu tax tey mënuñu rek gis xalaat la xalaat bu ma am la rek ñu ne facture ndox bu nit fay ñu jël ci 100 francs dugal ko ci benn fond ba tey idée la waaw su boobaa danañ mën a def ay robinet ay borne fontaine danañ mën a suñ dajalee lu ñu am ñu mën a def lool dina mën a yombal sax kër yi amul robinet seen kër ñu mën ko ci ñu mën a def loolu def ko social facture bi may fay ñu dindi ci 100 francs ne lii la suñ defoon loolu xëy na danañ mën a avancer ay pexe la macha allah sëñ Barim waxtaan waa ngi wéy ñu dugg ci beneen pàcc bi avant ñuy tëj ndax tey am na loolu il faut ñu dugg ca mooy biir technopole dañ ci ñëw léegi mais bëggoon naa am sa point de vue par rapport ak privatisation yenn forage yi mooy tey même sax fii à la ITV tey amoon na fi Caritas muy def lu bari ci ay forage ci biir diwaanu Sénégal yi dem nañ ba poser débat bi waaye ñoom de ba ñuy samp seeni forage dañu koo defoon ngir dimbali nit ñi léegi nag état jël na ko am ñu mu ko jox ñooñu di jaay ndox ma waa askan woowa ba mu def leen problème yow tey en tant que li nga xam moo di SYCODEV nan la gisee yu mel noonu maanaam dëkku kaw yu tey nin sonne ci ndox booy seul télévision yi bari nga looy gis ci ay manifestation ñuy marche waaw su sàngam na fi jógee ndox mi dafa metti aw ma ci ndox yooyu tey lu mu lay def booy xool ak moment bi yàpp naa ñu nekk na moment idéal pour waxtaane ko gis nga li nga xam ne moom la ñu njëkk a xeex ay 2010 foog naa ba gouvernement bi fi njëkkoon a ne avant bii doon waxi def concession de l'eau daal di ne ñun dañoo bëgg a jël ndox bi étape yooyu bari doon wax
production transport ak distribution transport bi ba ci facturation beeg consommation bi ñoom dañu toog daal di ne dañoo sonn ci société boo xam ne distribution rek nga fi nekkee ak facturation léegi dañoo bëgg jël lépp luy ndox li ko dalee production ba fële dañoo bëgg lépp ñu daal di koy jël joxe ko en concession pendant 25 ans à une société privée concession du dara lu mooy privatisation tur bu ñu rafetal la rek mais noonu ñu ko expliqué woon ñoom gouvernement booba loolu la doon tekki ñun dañoo jóg taxaw daal di ne loolu bu ngeen ko defee pertement bu rëy la pour ñun consommateurs yi parce que benn li nga xam ne tey gis nañu ko temps booba nga xam ne affermage la ñu amoon affermage lu mu doon boo xoolee étape yooyu bari doon décrire nga daal di ci jël benn étape ci étape yi daal di ne man état mënuma facturation wala fayeeku parce que c'est vrai am na bërëb yoo xam ni ay kilifa diine ay dégg nga xëy na doo leen mën a fayeeku yow état parce que politicien nga am na loo xam ne mënuloo ko def parce que yaa ngi xalaat suba sama mandat bii ñëw état mën na ni damay jël loola daal di koy jox benn privé na ko gérer ma ko mooy affermage ñu daal di indi SDE ba ñu jógee ci SONES 2E daal di indi SDE SDE di toppatoo distribution facturation ak communication li nga xam ne mooy autour de l'eau ba ñu dawalee tuuti gouvernement boobu daal di taxaw daal di ne ñun concession lañ bëgg a def ñun ñu def benn étude bu wane ni bés buñ fi defoon concession cherté wu ndox bi seeraayu ndox bi nga xam ne yaa ngi koy wax dafay gën a yokk ba raw li fi nekk nii ba raw li fi nekk nii tey ba raw li fi nekk li fi nekk tey boo ko doon gam-gamle ak la ko doon bañ 2010 looy gis nga ba ñu waxee loolu def suñu note yónnee ko assemblée nationale député yi ndem si yàlla Iba Der Thiam député daal di ñuy woo audition mais ñu dañoo bëgg ngeen ñëw expliquer ñu seen étude bii ngeen def ñu expliquer leen ne leen benn ndox bi dina yokk ñaar accessibilité géographique bi maanaam nga dox tuuti rek daal di jot ndox dina wàññeeku parce que privé bi li ko soxal mooy nu mu mën a investir daal di récupérer li nga xam ne moom la investir baana la ah du leneen xaalis lay wut dégg nga donc ñu ne ko alors que yow bu ñu xoolee 13 ans yi nga xam ne moom la ñu am ci affermage le nombre de ménages liimu kër yi nga xam ne jot nañu ndox bi dem na ba de 160 000 ménages yu yokk ci li nga xam ne ñoo amoon ndox ci lan ci li ñuy wax branchements sociaux d'accord branchements sociaux mooy état dafa toog daa di ne pour nga am ndox 130 000 la waaye ñu defaral la sa robinet dama koy wàññi mais yow dañ la koy subventionnel ba yow 13 000 ngay fay pour ñëpp mën a am ndox ñëpp mën a am ndox ci loolu état moo mooy ko mën def branchement sociaux ci loolu état moo ko mën def ONG yi daal di ñëw jàppale yenn état daal di ñëw jàppale waaye le nombre de ménages yi nga xam ne jot nañu ndox doon daal di dem ba 1 650 000 ci jamono boobu waaw xam nga loolu man consommateur di xalaat sama mbokk yi nga xam ne seen loxo jotul seen gannaaw man mënumaa am loolu bu pare daal dina bëgguma ko privatisation laa bëgg ci loolu fa la nekk ni tey ñu mel ni Iba Der Thiam dégg nga ak boor yëpp Ndeye Fatou Touré temps boobu ñoo fi nekkoon dégg nga ñooñu ñëpp bu ñu toogee daal di xool étude bi ñu ne leen li gën a simple mooy puisque ñun société civile la ñu xëy na dañuy wax ñu naan waxi société civile la rek Omar Sarr moo fi nekkoon ministre de l'hydraulique à l'époque ñu ne ko bés bu ñëwee commission waxuñu sax plénière bi mais commission bu ñëwee commission laaj leen ko benn question muy est-ce que def ngeen étude pour xam impact
bi privatisation boobu di am. ci consommateur yi néew doole. waay. xam nga bañ ko laajee lu mu wax. lu mu tontu. defaguñ ko mais dinañ ko def. kon bëgg nga génn ci lii tey ngeen koo def ba pare tey ngeen a def étude bi ba pare doo nga xam fi ngeen jëm. loolu lu muy wane day wane ni kon dëgg-dëgg bala ngaa dugg ci benn marché lu mu mën ci doon da ngaa war a càmbar techniquement. xam lu mu war a jural impréparation technique la woon. loolu moo fi amoon. dégg nga ñu daal di ne su fekkee loolu la. dañ def étude xam nga kan lañ jox étude ba. SDE lañ ko jox te yàlla xam nga ne SDE. moo naroon a jël concession bi ñu jox ko SDE. ndeysaan SDE def étude bi mooy moom dina gaaw dina yomb ci moom. mais ndax dana ko defar ba mu baax ci moom na mu war a ma jotee. mbaa kon loolu moo ñu indi fii. moo ñu defee étude ba ma daanee foofu. bu ñu defee étude ba. lu wax. dañoo ne bu ñu privatiser. njëgu ndox bi dina yokk de 53%. ah. noonu lañ ci génne. looloo tax. seeraayu ndox bi. am na anam ngoo xam ne xëy na. bu ñu toogee xalaat ko. dina am luñ ko defee. très bien. bari nee na mun nañu si suñu facture bu ne ñu daal di ci fay jël ci 100 francs féetale ko loolu. dégg nga. ay pexe la te ñu ngi koy def pour télévision. publique bi. suñu facture courant. dañ ciy génne dafa am loo xam ne dañ koy jël. daal di ne lii. ay TVA genre. TVA pour télévision la. wala pour dégg nga. mën nañ ko def lu mu tekki engagement communautaire la. macha allah dañu fexe ba communauté yi daal di comprendre lii lu tax ñu koy def. te ñu teg ci seen bët. très bien man mën naa aw ma problème pour fay 100 francs chaque weer pour que ñeneen mën a am ndox. mais naa gis na nit ñaa ngi am ndox. très bien nga xam sa koppar gi ñu dagg ci yow na ñuy xam fa muy jëm fan la. alors koy gis. di ko gis. macha allah daal di gis le nombre de personnes bi nga xam ne ñu ngi am ndox bi ngi yokk. macha allah su boobaa damay gën a sawar ci sama 100 francs yooyu. ndax bu ñuy waxtaanee ndox am na dëkk yoo xam tey seeni waa dëkk ñooy def cotiser fi toll na foofu dëkk yi ñooy cotiser boole seen ay weccet. boo demee dans le Fouta. dëkk yu bari tey ñooy cotiser seen bopp def lan war a def mën naa joxe misaal fu bëri même boo demee côté Touba. ñu bari ñooy defar lu mel noonu loolu sax moo tax ñuy wax lu mel ni Touba ca kanam ak ñu mel ni ki noonu nga xam ci mbirum ndox yooyu fa la jógee alors ñu dugg ci beneen domaine bi ndax nag li ñuy wax yanu ndox di wër ndox wala ngay wër ndox ba pare tëmb ci biir ndox reportage Boubacar Dieng ñëwaat ci plateau bi. lu soriwul fii tout tànk yi di fowe jéye ju mag am si jëm si alam gi. ñoom ñi la ñëpp dañuy jéem a génne ndox mi nga xam ni moo fees seen kër gi daanaka ay weer a ngi ne ñuy dund lu ni mel góor gi le moom bile kër moom nag lu ni mel sonal na ko lool. parce que arène bi dañu wonoon maquette boo xam ne am na ay assainissement am na ay infrastructure am na lépp mais dara amu si lu dul ñëw samp fi arène bi si digg ndox mi. problème bi nag li ko indi ba arène bi ñëwee je ne sais pas xaw ma lan un promoteur moo ñëw fekk dex gi dex laay wax de ma xool ko ñetti yoon nag dex goo xam ne man fii laa judd fekk ko te je peux dire que j'ai 70 ans presque. mu ñëw da koy sëkk. kër El Hadj Malick itam ndox mi yegg si na fa. bii boo xoolee fii ak bi ñu fi defee stade bi ak fële ci ginnaaw sëkk bi ñu fa sëkk ndox mi dafa reculer ñëw comme ça di dugg suñu biir kër yi foo si da ngay ñetti 2 jours mu feesaat dal bon dañu sonn nag ci affaire bi vraiment parce que lii tout le temps ñi ngi manque ñi ngi tuur fële mais bu. ëllëgee mu retourné waat ñëwaat. yeesul fii sa ginnaaw ay saako lu ne la ñuy tegal fii bon affaire bi daal dafa dem yàgg daal daf ñu xaw a dépassé. askan wi li ñuy ñaawlu mooy ñàkk taxaw bi ñu am jóge ci kilifa yi. Pikine moom amul autorité parce que chaque année lii la ñuy dundee duñ gis autorité Pikine moom amul autorité je pèse bien mais moo amul autorité de ku la ne autorité am na fi da lay nax. lii tax. ñoom ñu dëkk fii ci Daaru Xudoos di sàkku rekk njiitum réew mi mu sol dàllam ñëw xool anam bi ñu dëkkee ñoom ñi nga xam ni ñoo wër arène nationale bi wante balaa lool di am ku ci nekk wut say pexe suuf grava ngir dugal ko sa biir kër ndox mi itam am ñu mu ëndaale mu di yile yoo nga xam ni dañu xaar guddi jot ñu def seen liggéey.
Boubacar Dieng jaajëf ñu ma saw coono mbooleem ñu dund situation yi mel noonu tey ci biir Sénégal ndax bari na fi ñu koy dund jamono ji ñu ngi tëmb naam ñi ngi waxtaane ndox waaye ñoom ñi ngi tëmb ci ndox ba pare bu ñu xëyee wuti am ndox loolu de wanaa ni kon ndox daal bari na lu muy jur ci gàllankoor ni mu baaxee loolu nag damay daal di yóbbu sama laaj ci Boubacar Bari chercheur bi ci wàllu hydraulique ak assainissement tey lii xew Pikine lu ko mën a expliquer dëgg-dëgg ci moment bi ndax bokk na ci li forum bi di waxtaane waaw forum bi dana waxtaane ay affaire li ni mel maanaam ay mbënd yeeg parce que lépp luy ndox ñu waxtaane ko mais lii lu koy jur mooy il faut ñu comprendre ñu comprendre benn affaire fii zone humide la technopole bi yëpp zone humide la woon da ngay jaaxle sax soo gisee léegi lañ fa def ndox yàlla dafa def ndox fa muy jaar fa lay mas a jaar ndox du tegg yoon soo ko fàttee it dana ñëw dajaloo foofu jéem a ut doole mabbal la nekk ca kanamam pour mën a jàll su ko mënta mabbal mu taa foofu nag nit ñi tamit li am baam mooy dafa am ay dëkkuwaay yoo xam ne fa ñu nekk waruñu foo nekk bëri na ay entrepreneur tey yoo xam ni dem nañu ñu daggal leen suuf ñu ñëw war ko liggéey war ci def réseau d'assainissement defuñu ci tous jël seen latérite génne seen i mbedd defar ay niche ne fii la électricité war a nekk commencé jaay affaire bi loolu nag dañ ko war a seetaat comme li xew Pikine des na tamit am na ci ñoo xam ne ñoom it lan la ñuy def dañuy jël seen fer astafurlah seen béton jël suuf si parce que nee nañ dañuy def construction en plein hivernage ñu baare fa ndox ma waroon a jaar dafa am ay mesures yoo xam ni su nawet bi di waaj a ñëw dañ ko war a jël waroo fatt yoonu ndox dañ ko war a canaliser mu jaar fa mu waroon a jaar comme ça dégâts yi wàññeeku mais mënuñoo bàyyi doomu aadama bu nekk lu ko neex mu def te en plus li tax ndox muy taa mooy li ma la doon expliquer ci début ci njalbeen suuf si dafay mandi su mandee dootul mënati jël ndox comme éponge su mandee ndox moo si teg mu génn suuf si tamit éponge la léegi suufu ndakaaru li ci am mooy suufu ndakaaru dafa mandi parce que assainissement bi réseau d'assainissement collectif bi moo doyagul ku nekk da nga am sa assainissement autonome mooy ku nekk da nga am sa fosse septique surtout dans la banlieue te fosse septique yooyu yan ñoo ci nekk ci norme loolu dafa bëri yoo xam ni dañ ko war a saytu am parce que nit ñi tamit seen loxo jotul seen ginnaaw pour ñu mën a def yenn investissement yi pour ñu mën a am yenn mais amul benn doomu aadama bu bëggul qualité nit ku nekk lu baax nga bëgg xanaa ñàkk ko mën a am waaye ñàkk ko mën a am parce que séeraay bi moo tax nit ñi mënatuñ ko donc am na ñu bëri yu ñu war a seetaat ci mbir mi parce que tey soo tabaxee kër wala nga def tali mooy da nga wàññi da ngaa yokk imperméabilisation bu kii le sol devient imperméable soo nekkee dans une ville soo nekkoon plateau mën nga wax 90% bi ndox mi taw plateau yëpp du dugg ci suuf si parce que amul fu mu jaar ay kër wër na ko ay tali ndox moomu ay karola lu ne wante tubaab bi ba muy defar plateau moom dafa avant muy defal na dafa def ay canalisation ne ndoxum taw fii lay jaar ndoxum égout fii lay jaar ñun nag ñu ñëw def benn réseau souvent lépp ànd ñu ne lépp ànd su taw bi parce que lii taw Ndakaaru bëriwul sax pour mu war a mën a inonder une ville parce que soo amee 80 millimètres de pluie 60 millimètres de pluie ci Ndakaaru rek nga dégg ni mbënd mi am na kon li indi loolu kon mooy manque d'organisation amuñu assainissement parce que boo xoolee li xew Pikine yaa ngi koy wax dañu agressé environnement bi écosystème bi dañu laal ko ba mu dem ba mu daal di am déréglage fi ndox daan taa am na loo fa bëgg a def xëpp nañ fa suuf sëkk nañ ko kon faaw mu dem faneen nga boole caag foos yi ngay wax
dem ba nab bi dem ba suuf si màndi ndox daanaka kon mbir mi aajana gaaw jóg ca teel ci lu mel ni lu war a am. non daf ne loo xam ni ala kulli yàlla. il faut ñu toog xool ko bu baax naka la ñuy defee urbanisation. un plan d'urbanisme qui respecte ay normes. nit ki nit ñi mënuñoo def ku nekk la la neex. te pourtant loolu état mooy seetaan état sax moo fa def arène nationale. non ñu bari sa waxoon nañ quoi ban samp arène bi ñu bari waxoon nañ ni foofu zone boobu dana yàq lu bëri. résultat yaa ngi commencé fay. bi ñuy def technopole bi xamoon nañ ni zone humide la. zone humide bi gis nga soo jógee technopole bi dafa demoon ba ca dugg ca parc ba. ba ci miiru Orstom fa Orstom nekkoon. mais yooyu yëpp tey soo fa demee dootoo fa fekkati dara dañ ko sëkk nit ñi ñu jaay ko. nit ñi tamit ku nekk am bëgg na am fu fatuwaay bëgg na am kër. nit ñi tamit ñëw jënd ñu si bëri xamuñu liñ jënd ci situation boo xam ni yow ndox su towee rek. suy taw rek sa xel commencé metti kay ngay sonn. nga am ay problème xam nga loolu tamit. xaw ma ndax rôle état la wala rôle commune la wala rôle ville la. mais concertation dafa war a am ci mbir yooyu nit ñi trouver ay solution solution nag. merci na am na mooy soo xoolee jamono li fi amoon. mooy ni ma la ko waxee rek dañuy séparer ndoxu taw yi. moom la ñuy wax les eaux de ruissellement. ak les eaux qui viennent de la maison. mooy loolu la ñuy wax assainissement. waaw léegi tamit ñaar yëpp. léegi soo jëlee eau de ruissellement yi c'est vrai que am nañ pollution parce que dañuy jaar ci kaw goudron bi. am na ay éléments ay métaux lourds. pour la plupart du temps mais suñ ko traité war nañ ko mën a utiliser pour recharger nappe bi. gars yi nekk ci zone bi nga xam ne nappe bi dafa wàcc. nappe bi mën a yéegaat. ñu mën a doo waxuma ni danañ am ay séan. mais danañ mën a am ay teen. yoo xam ni danañ ci mën a root. pour mën a béy. ci li ngay wax ni lépp lu mën a nekk la bu ñu toogee waxtaan ko indi borom xam-xam yi ku ne mën a indi xalaatam. waaw ñu d'accord ci nii. xam nga loo gis rek da ngay am objectif. ba noppi am terme. nga ne lii dama ko bëgg a def ci diir bii. nii laa koy defee. nga jublu ci mais soo bëggee def. defandoo lépp. mooy doo def dara. da nga dugal def temp. voilà soo dugalee. doo gis résultat. voilà alors merci sëñ Bari maanaam li génn foofu tamit am na solo alors Kanouté tey ñoo ko gisandoo gis nga ko ndox mi ba tey mi ngi ball ci yenn kër yi yaakaar naa def ngeen ay gëstu sax ci wàllu googu en tant que SYCODEF xam ngeen lu bari ci mbirum environnement bi tey fii loo yaakaar ni moo war a am daar ba Sénégal gënu ci mel ni. ndax nag man bi ma gisee image yi dama ni lii xanaa ndoxu daaw la. Boubacar ni man lii démb la ko def ci fi nga xam mooy ci Pikine ku dem tey ña fay dund ña ngi koy dund day wane waat ni kon dëgg-dëgg ñu ngi waxtaan ci ndox waaye nag ba tey day mel ni mooy le moment idéal comme que ñu ngi fay waxtaanee lu ñàkk solution mën fa feeñ. gis nga waxi assainissement bi. am na ci loo xam ne foog mu wax ko. mooy ne assainissement. ci tubaab dañ naan c'est le parent pauvre de la politique hydraulique. kenn du ko bàyyi xel lu bëri. maanaam daal. li ñuy def. ci politique gu pour am ndox ak sellal bi. sellal bi. par bu ndaw. pàcc bu ndaw lañ ko ciy jox. c'est le parent pauvre. te dafa am nag loo xam ne moo waral itam loolu. mooy ne. xam nga ay tuyaux yoo jël. dugal ko ci biir suuf. doo ko gis du ma ko gis. dëgg rek de moo tax nga koy def. bañ njëriñ lay amal politicien waaye ku ci xool kuy politique doo ko def. doo ko gis moom. doo ko gis. politicien buggul loo xam ne doo ko gis. politicien lu fës lu bëgg. moo tax gars yi faral def ay pont la yu bëgg def. pont bi Mbàkke moo ko fi defoon. ba mu fi nekkee président. fekk na assainissement moo ëpp solo. alors que assainissement. ay tuyaux la yoo xam ne dafa nekk kooku ban njëriñ lay amal. moo tax politique beneen affaire la. amul maanaam li ñuy wax dividende politique. maanaam doo ci mën a sukkandiku. daal di politique daal di ne. wedd gis bokk ci. mi ngi nii. mais boo taxawee daal di ne lycée bii. bari boo ko fi tabaxoon ba mu nekkee président wala ba mu fi nekkee maire. wala ba mu fi nekkee député. dégg nga. kooku te nga ci am ay dividende politique. daal di ne lu ñuy fànn kenn du ko jeex mi ngi nii. bi ngi nii loolu nag
il faut que ñu changer raxas xel boobu parce que li ñu war a fàttaliku mooy ne ndox ni mu lay dundalee noonu la lay gaañee ndax kay li xew Pikine kay di xew saa yu nawet jotee kay mi ngi gaañ bu baax mais daf lay feebar sa biir daw dégg nga say doom seeni biir daw feebar mu indil leen waga dégg nga mi ngi noonu nga daal di feebar lépp loo xam ne yore woon nga ko ci xaalis nga daal di koy dépenser waat pour mën a faj donc assainissement il faut que ñu jox ko priorité bi nga xam ne moom la am dégg nga buñ ko deful rek suñu politique de santé publique dina sooxe da nga dépenser milliards ci doo wér te doo wér ndax assainissement parce ba que nga yaa ngi bàyyi toog ci li lay feebar assainissement dafa am maanaa il faut que ñu fësal loolu daal di fexe politiciens yi xam ko déggu ko daal di ne nag fu ma investiree dërëm pour que nit ñi am ndox dinaa fa investiraat dërëm pour que ndox boobu mu leen gaañ parce que bu soppeekoo daal di yàqu xoolal xam ne buñ ne mën nañu jël ndox bi daal di koy soppali daal di koy réutiliser loolu dafa neex a dégg bien sûr xel nangu na ko mi ngi am mais exactement il faut que nag ñu daal di xoolee comme toll nañ ci situation war koo sakanal googu waaw buñ toll war a sakanal ndox bi kon dañ ko war a defaraat di ko utiliser waat ngi sakanal ndox loolu mooy wax ji de dégg nga alors de telle sorte que waxtaan yi ñuy am ci forum bu mel nii fànn boobu assainissement bi il faut que ñu daal di koy jël daal di koy féetale daal di koy waxtaan boo xam ni dafay sérieux ñu daal di ne ñaata lañ ci war a investir xayma ko teg ko daal di ne nañu jóg takk suñu ndigg daal di jël xaalis bu takku dugal ko ci biir assainissement macha allah Amadou Kanouté vraiment waxtaan bi am na solo li fi génn ci xam-xam macha allah sëñ Bari ma lay gërëm bu baax yow itam xam naa ni ñu ngi lay jégalu war guddi na yaa ngi woon ci liggéey bi fàttaliwaan yaa ngi bokk ci pôle scientifique war nañ leen a masawu nag waaw masawu leen coono moom kay boo ko xoolee xam ni sonn nañu ci yéen a ngi da ko tàmbali li ñuy ñaan rek mooy li ciy génn yàlla na doon njëriñ pour àddunaam Sénégal ma nga ca biir mu doon lu jëfe ñu gërëm la bu baax a baax ni nga bàyyi sa yitte ñëwaat ànd ak ñun plateau bi macha allah. maa ngi lay sant di la gërëm. jërëjëf te am naa yaakaar ni danañ jàng lu bëri ci forum bi. te am naa yaakaar tamit. ni njëriñ lu Sénégal dana ci gis boppam. njëriñ li yàlla na ko yàlla mottali. muy suñu njëglaay ñun ñëpp. loolu lu am solo la. jërëjëf itam Amadou Kanouté ma lay gërëm bu baax. jërëjëf Mbacké jërëjëf. maa ngi lay sant bu baax. ci waxtaan bii nga lal. alhamdulilah. parce que nag c'est vrai forum baa nga fële. jam ñaajo. waaw. mais dafay baax itam ñi nga xam ne nekkuñu Ndakaaru. dëkkuñu jam ñaajo. mën a jot affaire yi te façon yii nag nga def loolu mooy tax ñi nga xam ne nekkuñu Ndakaaru. dinañu mën a xam. affaire ndox bi waxi lan la. merci beaucoup jërëjëf jërë ngeen jëf ci ànd beek ñun ITV gërëm leen tam gërëmaat aussi la direction bi ñu permettre ñu mën a def waxtaan yu mel nii gërëm it équipe technique bi ànd ak ñun boobaak doon seetaan ITV itam ñu gërëm leen bu baax a baax ci beneen bis ak beneen invité ñu wéy ànd. Jimoka, du vrai café, du bon café, les capsules Jimoka. Jimoka, du vrai café travaillé dans nos usines avec les normes. Jimoka, c'est du café d'exception, rien que pour vous. Jimoka, du vrai café. Oui, le café Jimoka, merveilleusement bien travaillé à l'instant même. Dégustez du café Jimoka. Le café Jimoka, réputé à travers le monde. Jimoka, 2 voies Liberté 6 en face SAMU municipal. 78 302 59 59. 78 591 00 00. 78 592 00 00. Disponible aussi dans les station EDK. Le café Jimoka, distribué à travers le monde. Le vrai café, c'est nous. Nos machines à café Jimoka, du vrai café.
bokkal ci pomi spécial neexal lañ ko tuddee de immédiat fexeel gaaw loo gagné xaalis bu bari cash léegi nga koy gagné de léegi nga koy gagné te yomb na bindal ITV daal di koy yónnee ci 22 600 ITV ci 22 600 tontu ci SMS yu lay laaj mën nga gagné ay xaalis yu dul jeex décroché ba 250 000 francs nga xam ni nag weer wi E-Média moo la ko offrir bul hésité yónneel gaaw ITV ci 22 600 ITV ci 22 600 bii moom neex na dëgg-dëgg bii neex na. OneXBet, tout le monde a une chance. Vous êtes sportif, vous avez envie d'être musclé, très musclé, je vous conseille la boutique Booster au point E. La boutique Booster sur la ruelle en face de la porte de la piscine olympique. Cette boutique est spécialisée dans la vente de marques de compléments alimentaires sans gluten venant des États-Unis d'Amérique. IVL Nutrition et Rule One Protéines. Booster Dakar vend des produits de haute qualité et sans effet secondaire destinés aux sportifs, aux jeunes adultes et aux plus âgés. Ici, vous trouverez votre bonheur et ici, vos muscles vont être visibles. Et en plus, vous trouverez votre bonheur, que ce soit en termes de multivitamines, de produits pour stimuler l'énergie, comme le BCAA, des protéines pour la définition musculaire, comme la whey isolée, et même des produits minceurs. Bu bëggee jeex am minceur garder sa ligne, génne sa taille Coca-Cola, wala encore am nañu lii di CLA te bàyyeeko États-Unis, wala boog ay barres protéinées aux saveurs succulentes. Yaa xam li nga bëgg, da nga bëgg say muscle génn, sa doole taxaw, say tablette chocolat abdominaux yi génn, doole yi génn, ñëwal gaaw seet si boutique bi di Booster. Woo ñu ci 33 868 80 40 33 868 80 40 Booster ñi ngi nekk point E jano ak porte piscine olympique immeuble bi mujjee ci sa droite lépp loo soxla ci sa muscle ak doole foofu nga koy amee. téléspectateur yu ITV di leen nuyu di leen ziar am mbégte dellu si fi tey jii ñu am mbégte dalal Elimane Diouf nekk secrétaire général bu CSA confédération des syndicats autonomes naka noonu Elimane Diouf moom mooy secrétaire général bu syndicat autonome des travailleurs du Sénégal ñu koy wax SATEL-SEN'EAU moom tey moo nekk suñ gan si émission kennu askan wi ñu fa seen waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum journée mondiale de l'eau bi nga xamante ni tey nañ koy célébrer taxawaayu SEN'EAU ndax SEN'EAU dafa nekk si en eau trouble ak forum mondial